yëglekaay yi li ñu xëyee tey jilee dañ ci ànd ak Chérif ñu dooree ko ak l'observateur soxna naata ñi ngi ba léegi rek ci barabu fajukaay yi di hôpital rawatina la xewoon ci hôpital Mame Abdou Aziz tey la am une semaine fukk ak benn ci ay bébé ñàkk seen bakkan hôpital bi nag buñ sukkandikoo ci journal bi ba tàkk gi amee ñetti bébé kon jot na leen rek rëccal ci li nga xamante ni moom mooy flamme yi révélation sage-femme bi ak aide infirmière bi ci boobee lakk lan moo ko waral ñoom bi ñu leen dégloo jëkkër procureur de la république ñoom retour de parquet sax justement lan am ñoom ñaari mise en cause yi ñëwaat nañ ci filmu musiba naaru laay boobu et puis tamit ñii di waa inspection générale d'État président Macky Sall bu mu demee Tivaouane ne woonal da leen dugal ci enquête bi kon actionné na leen buñ sukkandikoo ci boobee journal ci jamono jooju ministre de la santé di Marie Khemesse mi ngi ci xëtu yéenekaay bi di l'observateur ak jàngoro ja nekk ca bitim réew ñooy kon variole du singe dafa mel ni kon Sénégal mi ngi gettaru ngir boobee jàngoro kon bañ rek dugg ci biir réew mi jéggi frontières yi ci jamono jooju wàllu politique recours devant les 7 sages jëm kon ci conseil constitutionnel mu mel ni kon Yewwi Askan Wi mi ngi def sanitation daal la nekk rek di ko daal di dugal ndax Benno Bokk Yaakaar ñoom it ak li nga xamante ni moom mooy coût risque invalidation yi ak impact bi mu am ci processus électoral bi journal bi daal dina ci ñëwaat et puis l'observateur def na benn dossier ci ñaari way bëggante yi di Macky Sall ak Marème Faye Sall ñoom ñaara ngi nii fan yi gis nga sax seen photo bi moom moo nekk rek nekk viral ci réseaux sociaux yi mel ni kon Macky ngi joyanti long-longu Marème Faye Sall lan moo tax na kon couple bi toll foofu journal bi daal dina ciy ñëwaat. nga ne ay way bëggante lañ ñu jàll ci enquête Chérif. waaw mais danoo bëggante it di. dëgg la Chérif ñu dem ci enquête waaw bëggante wutoon duñ dencante ah voilà. waaw danañ ci taxaw kay. président day bëggante. dëgg la waaw Chérif enquête daal di ñëwaat ci li nga xamante ni mooy investiture beeg benn bokk yaakaar mel ni kon choix énigmatique la ko daal di tuddee mel ni kon gis nga ko rek président Macky Sall bi nga xamante ni il a bien servi ses alliés buñ sukkandikoo rek ci journal bi wante nam fàtte ñi nga xamante ñoom ñooy waa Macky 2012 muy coalition bi ko njëkk a jàppale ci boobee rek élection et puis tamit fii ci Ndakaaru moom mi ngi miser ci alliés yi rawatina parti socialiste raw ñuy maire yi nga xamante ñoom ñoo gagné seen gox Alioune Ndoye ci la bokk Jean Baptiste Diouf ba ci sax Bamba Fall ñoom gagné woon nañ seen ay commune ca Thiès nag Idrissa Seck ak réew mi gis nga ko rek ñoom reprendre nag livre mortal bi l'ombre du gagnant Augustin lan daal di jiital muy Augustin Tine mi nga xamante ni kon mi ngi ci cabinet président de la République ci liste nationale bi ci diggante Aminata Touré Amadou Ba ak kii di Abdoulaye Diouf sans interrogation kon sur un trio sur la sellette dafa mel ni kon ñoom rek ñi ngi ci sellette bu muy ñett ñoon ci jamono jooju ñii da waa al Sénégal moom ñi ngi dénoncé lu ñu tuddee rek chaos organisé jëm ci processus électoral bi. le quotidien moom dafa mel ni leneen la gis ndax dafa jàpp ni kon Macky Sall ak coup yi ma mel Aliou daal li mu leen mosal bariwul muy parti socialiste AFP réew mi gis nga ko réduit à leur plus simple expression ci jamono jooju kon coalition bi rek ñi ngi ci bataille jëm rek ci yooyu recours muy coalition yi nga xamante ne jàpp ni ni direction générale des élections rawatina ministre de l'intérieur taxawoo jaarul yoon ci processus bi ca jamono jooju jàmmi gox bi Fadel Barro moom du bokk ci élection ba tax na bind na conseil constitutionnel ñaari agent de santé ñu daal di leen di déférer ca parquet sukkandiku ci journal libéral. le soleil moom. daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ni moom mooy la xew ci hôpitaux fii ci Sénégal gis nga ko noonu rek am na 30 experts mooy ay borom xam-xam rek ci domaine yu bëri ñoo bind rek benn manifeste lañ ko mën a tuddee en exclusivité soleil daal di ci ñëwaat ngir rek diagnostiquer lii di système santé bu Sénégal ci biir nag am na ay médecins am na ay docteurs am na ay ñi nga xamante ne également ay inspecteurs de santé publique ay ingénieurs en génie civil ay financiers spécialistes des actes du secteur de la santé ay experts internationaux ak yu ni mel daal ñoom ñu ci bale bind nañ daal xaatim wax ni daal naka lañ mën a def ngir joyante système santé Sénégal ca jamono jooju président Macky Sall mi ngi doon lancer rek travaux yi jëm kon ci usine dessalement wàllu ndox fii ci Mamel et puis tamit ministre de l'agriculture mi ngi ci soleil. ñu dem ci libération. ñu jëm ci réquisition téléphone entre Adji Sarr ak ki nga xamante ne mooy Sidi Mohamed Mbaye moom mooy transporteur bi jëm rek ci mbiram Sonko ak Adji Sarr dafa mel ni kon parquet bi lànk na rek ci li nga xamante ni kon moom mooy veto boobu et puis tamit la défense de Sonko mi ngi ciblé rek journée bi nga xamante ni rawatina guddi que 3 février. ci atum 2021 wante gis nga ko rek mois de décembre ba ak janvier yu ni mel parquet bi tamit affirmé na ne Adji Sarr ak Sidi Mohamed Mbaye mosu ñëw rek nëbb li nga xamante ni mooy seen ab ànd seen ab xaritoo muy loo xamante ni lu bees la jëm ci boobee dossier ci jamono jooju gis nga ko conseil constitutionnel guerre des recours muy benn bokk yaakaar muy Yewwi Askan Wi gëm sa bopp ba ci waa Aar Sénégal ku ci nekk am nga ci gis-gis et puis tamit gis nga ko rek jafe-jafe yi nga xamante ni kon mooy war yi ñu ngi ko daal di condamné procureur daal dina ubbi enquête rek information judiciaire jëm kon ci la xew ci la tribune ñëw rek ci li jëba léegi rek coow li ci wàllu politique non respect des délais de dépôt mel ni kon toutes les listes frappées d'irrecevabilité
buñ sukkandikoo journal bi gëm sa bopp a ngi ci biir Aar Sénégal ñoom it am na lu jox benn bokk yaakaar Yewwi ku ci nekk daal am na noo rek taxawee ci lu nu mel et puis tamit opposition danoo jàpp ni daal ñoom ngir ñu defanteeg Macky il faut ñu ànd nekkaw say doon benn ca jamono jooju Farba Ngom moom it gis nga ko alal ji ne kon dañ ko sàcc këram journal bi samp laaj kan mooy arrêté ki nga xamante ni kon moom mooy Farba Ngom nekk député maire bu Agnam. ñu dem Chérif ci Walf. rejet liste nationale bu Yewwi Askan Wi dafa mel ni kon germe d'un chaos buñ ci waxul daal fan jëm Sénégal moo mëngoog maanaam guddi gu bët séddagul la Aïda Mbodj Habib Sy ak tamit gis nga ko rek ñi nga xamante doon nekk en sursis ndax bu ñu invalider seen liste ñoom duñ mën a nekk ca assemblée nationale et puis interrogation jëm rek ci intégration africaine Amadou Hott gën ngi mi ngi rappelé rek rôle majeur des infrastructures ndax am na benn forum boo xamante ni mi ngi am fii ci Sénégal te waa ZLECAf di ko fi amal ci capitale bu Sénégal. Les Échos. jëm ci li nga xamante ne rek moom mooy ñaari député yi muy Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ginnaaw bi ñu leen condamné ñoom na gis nga ko def nañ appel seen avocat maître Antoine Mbengue moom rek moo ne amul benn délit boo xamante ni juge bi mën na ci sukkandiku rek ngir jël yooyee dogal teg ko seen ay clients ci jamono ñi nga xamante Sall moom gis nga ko le 21 juin incha allah lay génn ci kaso bi kii moom fin du mois ndax biyaay mi moom mujj dem fekk rek ki nga xamante ni kon moom mooy Mamadou Sall kon dafa mel ni li leen daan ci kaso léegi tey ñu daal di koy tëdd ci jamono jooju Tivaouane Peulh ñu daal di ci taxaw parce que li ñu nemee ko fan yi daanaka semaine bu nekk ñu ne faat nañ fa doomu aadama 3 meurtres enregistrés en 1 mois à Tivaouane Peulh ba tax na kon journal bi daal di kin ci mujj a faat gis nga ko 12 000 francs moom moo tax kon ñu daal di rek moom bakkanam Xaadim mi tamit la même chose la ko Pape Mbaye daal di def lu ni mel birig la ko daal di doon mu génn àdduna beneen las mu jëm ci guerre des recours yi ci élection législative yi dafa mel ni kon coalition yi ku ci nekk daal dem nga démb saisir conseil constitutionnel ngir rek mu àddu ci lu ni mel ginnaaw bi ministre de l'intérieur génnee arrêté ba ci jamono jooju Macky Sall lancé na travaux yi jëm ci ndox mi ni indi fii ci Mamel bi bés bi le jour wàllu santé 11 bébés yi ginnaaw bi ñu génnee seen génn àdduna dafa mel ni kon syndicat ñi ngi rek gis nga ko mettre le feu la ko daal di tuddee ñoom dafa mel ni seen yaram dafa tàng lu toll kon SUTSAS décrété na 72 heures de grève dans toute la région de Thiès et puis retour de parquet ci sage-femme beeg aide infirmière bi docteur Yéli Camara mi jiite SAMES moom jàpp na ne substitut du procureur daal dafa doon def show démb bay menacé ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy waa kër docteur ca jamono jooju gis nga ko yeweeg askan weeg recours yi war a def ak yu ni mel lancement travaux jëm ci wàllu dessalement bi et puis tamit borom xam-xam bi ci wàllu fournisseur la équipement médical dafa ne jàpp ni daal ay mercenaires ñoo infesté li nga xamante ni mooy secteur de la santé. mooy nekk gan gi ci kanam ñu dem ci Vox Populi. mu jëm rek ci plus de recours sur les 7 sages mu ngi noonu rek gis nga ko problème yi nga xamante ni daal dina ci am ñoom nag ñi ngi nii waa conseil constitutionnel jamono jooju sax ñi ngi am benn ndaje moo xamante ni fii ci Dakar la Alioune Tine tamit mi ngi dànkaafu jàpp ni daal li buñ ci waxul fa mu jëm kenn xamu ko ca jamono jooju COS M23 Abdourahmane Sow jàpp na ne Ousmane Sonko gis nga ko rek am na société civile boo xamante ni politicienne chaque jour ñoom it ñi ngi jàppale ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. source A moom mi ngi ñëwaat ci mbiram Farba Ngom ba léegi lu toll kon ci 890 millions de francs CFA la nga xamante ni kon dañ sàcc këram et puis tamit garde corps bi lañ joxoñ baaraamu tuuma moom Farba Ngom am na ay aveux yoo xamante ni def nañ ko sur procès verbal et puis tamit Doudou Diaw gis nga ko muy présumé larron bi nga xamante ni jàpp na ne gis nga ko rek dit qu'il ne percevait que 60 000 francs mu mooy waajee moom la ko doon fay moom moo tax kon mu doxalee lu ni mel ku bëgg a xam li des nag boo yëlee yéen kaay bi ni nga ci am et puis Habib Sy tamit dañ koo condamné ndax dafa jëndoon oto boo xamante ne nan leb ko 33 millions la mu mujj a fay 28 bor ba nag moo tax kon ma nga ca diggante yoon et puis Yewwi Askan Wi tamit gis nga ko présenté wul lu dul 50 investis ci si nga xamante ne mooy seen liste proportionnelle. Le Témoin chéri. Dernier recours des législatives recalées ak lu ni mel daal journal bi daal dina ci ñëwaat la paix suspendue à l'arbitrage des sages mel ni kon conseil constitutionnel rek dogal bi ñu war a jël xëy na jàmmi réew mi ci loolu la war a mën a sukkandiku ci jamono tamit alerte ci rek attentat numérique yi maanaam li nga xamante ni moom a xew ci internet bi ak dérivé ak yu ni mel journal bi def na ci taxaw seetlu. Sud Quotidien moom ba léegi rek ci wàllu recours yi nga xamante ni moom mooy élection législative mel ni kon dernière chance moom moo rek soxal yooyee coalition yi nga xamante ni démb saisir nañ conseil constitutionnel. Fàggat ci rab ak record. waaw dafa mel ni Sadio Mané démb yegg si na biig ci guddi buñ sukkandikoo ci journal bi hier soir la daal di débarqué tey jii kon dina am ñetteelu galop d'entraînement après samedi Sénégal dina football ak Bénin moo mente mardi prochain ñoom ak Rwanda la ndax ñoom ñoo waroon dem fële ca Kigali comme stade bi kenn homologué ko nag gars yi daal di changé waat li nga xamante ni moom mooy programme bi ca jamono jooju gis nga ko Balla Gaye numéro 2 Gris Bordeaux dafa mel ni kon moom mooy choisir comment naka lay terrasser maanaam daaneel ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux. ñu jàll ci stade. jëm rek ci une aubaine la ko daal di tuddee pour un carton plein en phase aller ndax rek ñaari match yi nga xamante ni Sénégal da koy dëgg finalement à domicile la koy joué
muy d'abord Bénin ensuite ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy waa Rwanda et puis Sadio Mané ngi nii yegg si na démb ci tanière bi équipe nationale bi. sunu lamb ngir tëj. Baye Mandione Zarko convoqué au CNG après kan le combat bi nga xamante ni 15 mai la woon xaw ma nag lu tax ñu convoqué leen ndax journal bi dafa mel xóotul lu ci. waaw ku dugg ci biir di nga ko xam merci beaucoup Chérif ba ci kanam incha allah di nga ko yaatal laataa ngay dem nga indil ñu lu ci mel ni bés bi le jour. Je pense ak le quotidien ñoom ñëw ci xëy Alaaji Malick li xew fële ca Tiwaawoon muy fukki tuut tànk yeeg benn ñàkk seen bakkan yoon tàmbali naa def liggéey mais comme ça a été le cas fële ca Louga ak Linguère ak Kaolack ak feneen gis nañu syndicalistes yi jóg nañu taxaw di artu ba sax nag di décréter ñetti fanu grève alors que enquête bi jeexagul li ñu bëgg mooy ñu bàyyi seen njoñ yooyu le est-ce que justice bi war na nangu pression bi di tukkee ci nit ñooñu noonu bu fekkee ñoom ñu ngi def seen liggéey ni mu waree Alaaji Malick. tontu bi mooy déedéet soxna naata justice moom warul sedd ci benn pression ak fu mu mënti jóge dañu war a def seen liggéey ak seen teyu bakkan mais aussi def seen liggéey ci anam yi nga xam ne noonu la gën a baaxe je pense que mbir bu amee ba fukki bakkan ak benn jot ci rot ci justice dafa war a def liggéeyam en tout état de cause maintenant ñi nga xam ne tey par truchement ou bien après enquête gis nañu ni laale nañ ci wala def nañu dara lu nga xamante ni tey war nañ leen ci yoon war na leen ci topp yoon dina leen topp ala kulli àll maintenant est-ce que les syndicats tey lii moo war a nekk seen taxawaay ni bu kenn laal kenn ku nekk ci santé bi ak lu mu munti def non 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 je pense que loolu du wax ji maintenant man je may comprendre parfois solidarité bi nga xam ne moom la ñuy am visa parce que waruñu lâcher aussi seen ay membres bu fekkee ne dañu toll ci situation bu mel nii solidarité moom mooy tax ñoom ñu nekk ci seen ginnaaw wan leen ni ñu ngi leen di jàppale mais lu ci munti am comme ni ñu ko waxee ñoom du ñu ay sapeur pompier du ñoom ñoo taal lakk gi au-delà des sages-femmes ou bien des personnes du personnel de santé bi nga xam ne jàpp nañu ni nekkuñu fa woon ci moment bi yëf yi di am l'enquête doit être beaucoup plus approfondie parce que li causé incendie bi loolu war nañ ko càmbar bâtiment bi ña ko installé war nañ ko càmbar bâtiment bi ña ko réceptionné ba joxe quitus bu ñu cay dugale ay nit di ca faj war nañ ko càmbar mais waruñu yem rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sage-femme ba ak aide infirmière ba nga xam ne heure bañ fa waroon nekk ba muy tàkk nekkuñu fa c'est vrai am nañu responsabilité ci li xew yoon dina ci def liggéeyam mais nañu bàyyi yoon mu topp yëf yi en toute sérénité en toute quiétude lu ci munti am nag après ñoom bu ñu réagir mais dara xewagul nga décréter grève je pense que loolu war nañ ko xoolaat. Marcel ndax seen attitude bi c'est légitime ñoom ndax terewuñ leen ñu solidariser wu ak seen mbokk yi mais quand même quant à nag naan dañuy grève duñu liggéey te enquête yëf yi pareegul ndax war na leen seen wareef la. Comme Malick j'irai par répondre directement non ndaxte yaakaar naa ne dara justifié wul genre comportement yu mel nii de la part des syndicats de la santé encore une fois ak mu santé sensible ci déjà ni mu sensible ci suñu réew buñ ko naree paralysé encore avec des grèves de ce genre day nar a gën a métti revendication yi en situation normale générale si j'ose dire loolu kenn mënu ko bañ mu di les conditions de travail et cetera mais de là à ce que enquête ñu koy dérouler justice di def liggéeyam ba pare ñuy teg la pression indirectement comme ça à la justice c'est effectivement pas recommandé maintenant comme ni ko Malick waxee tamit il faudrait que au-delà de ce fait là ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy installation électrique yeeg yooyu ndaxte comité bi nga xamante ne moom mooy comité sénégalais voilà pour la sécurité des usagers de l'électricité COSUEL ñoom ils ont détecté 12 anomalies donc ci li nga xamante ne moom mooy installation électrique yu am ci boobule hôpital donc au-delà justement de ce en tout cas accusation yi ñu jëmal ci ñaari agent de la santé yu nekk foofu ci hôpital ba il faudra également situer les responsabilités entièrement déjà que le ministre de la santé a été démis de ses fonctions au plus haut sommet de l'État li ci des itam foog ñu def ko tamit. Chérif ndax bu ñu demee ba enquête bi jeex ba bu fekkente ni procès day am après instruction bi et tout ci la ñuy mën a xam responsabilité kan moo def li kan moo def laa ñu ngi gis tamit Soleil jàngat bi nga xam ne def nañ ko muy suñu structure de santé yu ci bëri dañoo am ay jafe-jafe ndax gënul woon a judicieux tamit comme on dit rek ñu xaar ba yëf yi topp yoonam ba egg. loolu moom mooy yoon parce que foo xamante ni déjà benn bakkan rek dafa foor fu
mu rotee enquête war na am ñu situer les responsabilités. rawatina fukk ak benn waxatuma la nag ak fukk ak benn doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan par décence. am na loo xamante ni du waree fu benn doomu aadama bu dee yow am nga brin d'humanité boo xamante ni mi ngi sa biir parce que dañuy wax société occidentale mais am na foo xamante ni quand même ci wàllu empathie wàllu yërmande yu ni mel foofu moom ñoo fa gën foofu fii Sénégal parce que fii dem nañ ba capacité d'indignation bi sax Sénégal gis nga ko léegi mi ngi bëgg a raaf parce que dañu banaliser faat doomu aadama médecins yi wala ñi nga xamante ñooy agent de santé yi orma sax mooy leen woon ñuy manifester ci biir hôpital ba sachant qu'à côté am na fukk ak benn doomu aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan bu amoon feneen dañ koy def lieu de recueillement nit ñi di dem di yóbbu ay gerbe de fleur di et cetera di tiislu looloo yoon booy manifester nga manifester feneen fudul dans l'enceinte de l'hôpital. pare continuer di def seen liggéey muy maanaam sauver nit ñi di faj nit ñi. voilà meilleur soutien bi nga leen mën a defal mooy nga wutal leen ay avocat comme noonu nekk ci loxo yéen jamono ji kenn waxut kenn na def dara. dañu nekk ci stade enquête préliminaire. ba dañ ko ba ay mise en cause la ñuy wax waxuñu ne kenn moo def et cetera maintenant il faut que ñu bàyyi justice bi muy def liggéeyam comme ni ñu koy waxee parce que ça montre que du rek way politique yi ñooy teg pression justice. société bi aussi voilà ci instruction bu sa yeggagun ci parce que procureur joxeegul sax mi ngi ci loxoy procureur fi mu toll retour de parquet amagun sax benn juge boo xam joxagum leen ko dossier fi mu toll procureur moom moo leen di dégloogu leen sax moo tax ay retour de parquet di ci am et cetera donc dossier bi avancé gul benn avancement donc lii war mooy ñu bàyyi justice parce que loolu sax moom mooy protéger ñi nga xamante mooy agent de santé yi parce que lii bu dee day wéy suñ fi tegee kenn loxo rek ay ñooñam jug na bu leen ko laal day dem ba askan wi fi mu toll ñooy fajal seen bopp parce que dañ naan léegi comme agent de santé boo xam ne def nga faute yoon bu la laalee say ñooñ jàppale la nit ñi ci boppam te loolu danger la ci li nga xam ne moom mooy seen sécurité ci li nga xamante moom mooy wàllu hôpital bi donc li ñu nemee ko Sénégal nag mooy fii institution yi ñoo nërmeelu ñu ngi ko fi doon wax tout à l'heure même mois de mars ba léegi li surtout wàllu justice am na fi moom Ousmane Sonko gis nga ba nga fi toppee ay ñooñam a taxaw teg pression justice ba banan ko mu dem keneen nit la même chose donc bu wéyee nii day dem ba justice amatu fi nit ñee fajal seen bopp te bu newee ba nit ñi di fajal seen bopp nag musiba naaru layal donc dernier rempart bi mooy justice yi na nit ñi di bàyyi li nga xamante ne kon moom mooy institution judiciaire mu def liggéeyam ñu situer les responsabilités Malick on n'a pas dit par exemple que ñoom ay sapeur pompier la wala nangam mais waroon nañ faa nekk nekkoon fa loolu c'est une faute waaw war nga faa nekk nga war a surveiller ay xale da nga fa war a taxaw c'est une faute mais problème mooy yemul foofu comme ni ñu ko waxee ñi war nañu manifester man ci sama xalaat mais pas que seeni mbokk yi ñu jàpp ñu bàyyi leen parce que ñooñu dañoo fauté dañoo war a répondre devant la justice mais je pense que fi ñu war a gën a manifester mooy ñu fexe ba yoon def liggéeyam maanaam bañ a jeng parce que ñooñu ñoom kese nekkuñu responsable li xew parce que c'est une suite de responsabilité am na ci ñu bari ñoo xamee ni seen responsabilité engagé na ci jéye ji am nañu àtte ñooñu tamit bañ a sukkandiku ci infirmières yi rek comme li ñu leen di wax rek daf leen agneau du sacrifice bàyyi ko mu jeex parce que tout le temps loolu lay demee incendie bi lu ko andi nañu enquête loolu kan moo fauté installation yi ñan ñoo ko def ba jéye ji am parce que loolu ça ne tombe pas du ciel c'est pas du néant enquête dina am dina situer ay responsabilités te responsable dinañ xam ñan la mais ñooñu est-ce que tamit yoon dina leen topp jàpp leen teg leen loxo comme ni ñu ko defee ak infirmières yi. mais fi mu toll nii jaaw loolu il est évident que enquête bi day pousse moo tax nga dégg. non mais inspection générale d'État ça c'est pas une nouveauté li newul mi ngi door a xew. amoon na fi Louga ak mais loo ci gis moo tax it enquête ba mujjul dem fenn parce que pression bi nga xamante ne moom la syndicat yi di teg justement justice parce que bu ñëpp banqué seen loxo waa Thiès mais soo singalee par exemple benn koor kese nga def foofu non dama ne hôpital Amadou Sakhir Mbaye bind na dañuy banque seen loxo amul njegéen bind na dañuy banque seen loxo corporatisme c'est ça quoi donc il faut que solidarité mën na am meilleure solution bi mooy wala soutien bi nga wutal leen ay avocat mais soo leen dégloo ñoom souvent dañuy bañ ñu nekk agneau du sacrifice ñoom kese après affaire yi jeex parce que souvent dafa doon am ñu dàq directeur ba mu jeex alors que problème yaa nga fa mu amaat bii pas ministre lañ fa jëlee ñu nar a tëj ay infirmières mu yem fa alors que c'est sûr que li andi lakk bi li ko déclenché ministre bi dàq nañ ko sëñ Cheikh te terewul ñoom ci seen bopp ba tey ñu ngi grève donc ce qui veut dire que loolu lépp du problème bi dàq ay nit c'est pas la solution muy directeur ba muy ministre ba keneen ak keneen loolu yëpp le problème est beaucoup plus profond que ça c'est pas un problème de personne c'est un problème de système bi ci boppam moom moo baaxul ñëpp a ci laale ñu bëree ci laale ñëpp a ci laale
infirmière beeg aide infirmière bi taalu ñu reyuñu xëy na kay nekkuñu fa waxtu wañ fa waroon nekk te buñ fa nekkoon i tamit est-ce que ñoom seen bakkan sax du fa nekk mais dañ fa waroon nekk ça c'est une faute mi ngi mel ni match de football dernier rempart gardien de but bi def erreur mais avant ñu yegg ci gardien bi am na ay défaillance ba ñu yegg loolu enquête beeg ay leeral moo tax tout le monde ñëpp war a am sérénité bàyyi enquête bi d'accord ne court circuit la ñu confirmé kii bi enquête u dig bi day nar a orienté wu ci service passation des marchés donc voilà on attend justement toutes les conclusions de ce rapport là pour xam fan lay mujjee. Et puis Chérif dans ce cas là ñoom bu ñu taxawee ne dañuy grève ñetti fan ndax am nañu n'est-ce pas comme ni ñu ko fi defee woon ci yeneen corps yi ñëw réquisitionné leen ne leen dañuy liggéey par force. n'est-ce pas loolu yoon maye na ko. réquisition que yoon mën na ko loolu même gouverneur ba ak préfet ba nga xam ñoo fa teewal. administration war nañu ko mën def parce que il faut ñu faj nit ñi. moment bi c'est pas le moment comme ni ñu ko wax ne nit ñi ànd ak dal bàyyi justice mu dem liggéeyam maintenant mën su kenn terewul parce que c'est il faut nga jàppale leen soutien mais boo leen soutien le meilleur soutien mooy wutal leen ay avocats yu leen layool déjà. ci côté boobu maintenant nag après nga compter li nga xamante ne moom mooy waxtaan yi bàyyi comme ni ñu ko waxee justice bi def liggéeyam nit ñi aussi di mën a faju parce que déjà hôpital bi nit ñaa ngi ciy jafe-jafe nit ñi tiit nañ parce que yu mel noonu et puis penser aussi aux familles des victimes ñooñu amul ku leen soutenir ñi mëri ci village yi leen dëkk dëkkuñ sax biir Tivaouane ñooñu ñoo gën a métti la foofu donc il faut que nit ñi aussi delloo seen xel xam ni Sénégal quand même li ñu fi ndemeeku fan yi moom vraiment jëmul ko. bu mu yem ci ñaar ñooñu bu doon dañoo faj nit mu dee wala ci biir exercice de leur fonction le problème ne se poserait pas. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est tout un système qui est défaillant. Donc bu ñu jël ñaari nit sacrifier leen na enquête bi gën a profond parce que aussi justice bi parfois loolu mooy tax le justiciable dafay am problème par rapport à la justice parce que il faut que mbir mi ku ci laale ca ña tabax bâtiment ba ña ko installé ba ci directeur bi nga xam ne moo fa nekk ñu constaté ay défaillance ba mu yegg si fi mu yegg si ku ci laale na la yoon topp mais bu ñu jël ñaari doomu aadama rek sacrifier leen. c'est pas normal ñoom loolu la ñuy ñaan boobu ba léegi waaye en attendant yoon. mais nañ bàyyi yoon rek mu def liggéey. voilà mi ngi wéy di def liggéeyam ba léegi ñenn ñi sax ñu ngi naan dañ leen di woo di leen menacer ak yooyu gis nga kenn mi ngi joxoñ baaram tuuma substitut procureur ndax loolu tamit lu mën a nekk la Chérif. ay woote di xub. bon c'est Yéri qui le dit en substitut procureur xëy na bon xaw ma dans quel. parce que apparemment les deux ñu ku ci nekk dañuy jouer à se faire peur si on peut dire ça comme ça ku nekk dafay jéem a. parce que procureur moom amul droit di woote xëy na fan ko fekk tax bu fekkante ñoom dañoo neew ci tribunal. parce que démb les gens quand même am na ñoo xamante dem nañ envoyer tribunal. est-ce que war nañoo dem di envoyer un tribunal oui mën nga dem mobiliser wu pour comme ni nga waxee apporter soutien moral mais xëy na est-ce que ca lan yam loolu aussi c'est des questions yoo xamante ne quand même en tout cas on a des cas l'enquête préliminaire na gars yi dal. jàmm na ñooy hôpital bu ubbi nit ñi fayu. merci beaucoup Chérif jërëjëf ci jàngat bi léegi rek dañuy jàll ci xibaar yi ñu tënk ko ak Cheikh Tidiane Diaw. xibaar yi dañ koy tënk Cheikh Tidiane ñu dooree ko ak professeur éducation physique yi naata ñi nga xam ne ni dañoo bëgg a boycotter épreuve éducation physique yu baccalauréat nga xam ne ni tey jii dañu ko war a amal fii ci Sénégal ñoom nag xam nga ni d'accord ñu ak sax dañu am problème ak seen ministère des sports bi nga xam ne moo leen jilif ak it tamit coow li nga xam ne am na jamono ji ci diggante gouvernement bi ak syndicat enseignants yi ba tax na daal ñoom fas yéene wuñu bokk ci épreuve yooyu waaye ca waa office du bac ñoom daal yu ñuy xamal ni examen EPS yooyu daal dinañu ko amal tey ji fii ci Sénégal naata ñu wéy ci wàllu politique ak coalition gëm sa bopp ñoom da nga ca recours ya ñoom daal nee nañ daal dañuy dugal recours boo xamee ni dafay invalider liste yëpp nga xamee ni dañu leen valider ngir ñu bokk ci élection législative yi ak i tamit surplus parrainage bi nga xamee ni Benno Bokk Yaakaar am na ko Benno Bokk Yaakaar boobu tamit démb ma nga woon ca conseil constitutionnel déposé fa ab recours boo xam ne moom tamit daa bëgg a invalider liste Yewwi Askan Wi yëpp ñu mu xamee ni dafa jàpp ni jaaruñu ci yoon ñuy plaider tamit ñu valider seen liste suppléant boobu nga xamee ni DGE daf ko invalider lu ni mel tamit la waa Yewwi Askan Wi def ñoom tamit démb ña nga woon ca conseil constitutionnel déposé fa lu toll ci ñetti recours ñu wax ci wàllub
santé ak grève ñetti fan bi nga xamee ni SUTSAS ña ngi koy waajal ci région bu Thiès yëpp loolu nag mi ngi am ginnaaw jiyee jooju amoon fële ca hôpital bu Tivaouane ba fukk ak benn bébé ñàkk fa seeni bakkan SUTSAS nag démb sax ña nga doon amal ab toogaayu ñaxtu sit-in ngir soutenir seen ñaari camarades yooyu nga xamee ni jamono ji yoon daf leen teg loxo ñu wax naata ci coowal passeport diplomatique yi ak ñaari député yooyu di woon Boubacar Biaye ak Mamadou Sall nga xamee ni dañ leen condamné woon ñoom nag nee nañu daal dañuy def appel ñu xoolaat condamnation boobule donte seen i peine bi ñu leen tëjoon daanaka jeex na ndaxte kii di Mamadou Sall moom ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bi la war a génn Biaye ñu teg ci ay fan rek moom tamit mu génn ci kaso ba kon daal ñoom ak seen i avocat nee nañ daal la ñuy def appel ci condamnation yooyu le ci tàggat yaram nañ koy jeexale ak Sadio Mané moom nag rejoindre na groupe bu Sénégal démb ginnaaw ba mu joué finale Ligue des Champions ba moom Sadio ñëw rek yokk ci groupe bi nga xamee ni jamono ji ña ngay préparer première journée éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023 sunu gaynde yi nar a jàkkaarloo ak équipe bu Bénin samedi 4 juin lay doon fële ca stade Maître Abdoulaye Wade éliminatoire Coupe d'Afrique boobu nga xamee ni sax tey jii lay door tey jii la coup d'envoi bi ci groupe E bi sax ñu nemmeeku ci affiche yu am solo nar a am ci diggante Angola ak Centrafrique Ghana ak Madagascar te Sadio Mané boobu sax la ñuy des ci moom tey ci suba rek ñu ngi dégg ni tamit équipe bi di Paris Saint-Germain def na offre ngir recruter ko moom Sadio Mané nga xam ne ni ñi ngi ko doon tudd ca Bayern de Munich ñu naan jege na ko lool. waaye quotidien allemand buy woowee Bild ñoom daal nee nañ fi nekk nii Paris def nañu offre bu am solo ngir rek recruter joueur Liverpool boobu la soxna naa ko. merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw mujj naa jar na trop macha allah. bu doon jigéen dama xam ñu ne jar na barke Rasoul waay Sadio Niancho bienvenue dans la tanière. merci et public bi nañu xam ni bii match dañuy dem seetaan. maanaam bu ñu jaawale match FIFA ak match CAF. match bi ñuy wax ni huis clos la boobu match. FIFA la coupe du monde la mais bii dagg bi dem seetaani la soutenir gaynde inchallah merci beaucoup samedi la n'est-ce pas léegi dañuy jàll ci xibaaru Gambie aussi dañoo war a football fii Sénégal sunu mbokk yi Thiès ñoom it le même jour Stade Lat Dior inchallah ñoom it bien na gaa yi dem jàppale leen bu ñu fa jógee jam jaaja benn Ablaye Cissé lañ ko dégg boobu Sénégal bien bi merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw dañuy jàll ci xibaaru biti réew yi ànd ci Akibou Diouf. Ibu dañuy dem fële ca Mexique ouragan Agatha faat na lu toll ci fukki doomi aadama lu toll ci ñaar fukk moom ñu ngi leen di wër. waaw foofu di Mexique ñu ne nag taw bu bëri bu ànd ak ngelaw moo fa am ñu ne nag loolee guleet wala sax gëj nañ am atum 1949 ak léegi ba tax rek ñoo xamante ne ñoo bëri daal amee nañ fay jafe-jafe rawatina li nga xamante ne mooy dex yi génn nañ ba bal wàllu dem ba ak dikk ba tamit amee na ay jafe-jafe. ñu ne nag jamono ji ñu ngi woote wàllu rek ngir xool niñ leen di mën a taxawoo ngir li ni mel ñu mën ci génne ci jamono jooju tamit mel ni lu ñuy duppee changement climatique am na njeexital ci réew yu bëri foofee ca Brésil tamit ay taw yu bëri moo ànd ak mbënd wala sax ni ngeen ko gisee ci image yi am na tamit ay terrain yoo xamante ne daanaka jamono ji moom kenn mënatu ko jëfandikoo ba tax na rek ñu ne am na lu toll ci téeméeri doomu aadama ak juróom-benn yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ay junni nit tamit jamono ji amuñu ay dëkkuwaay ba tax na rek jamono ji kilifa yi ñu ngi xool ni ñuy taxawee tamit ngir utal ñooñee fu ñu nekk laata rek ñuy lijjante boobu la mbir. ñu dem ca Nicaragua foofee nag kilifa yi ñoo jël dogal ONG yi fa nekkoon daanaka ñu ci bëri génn lañ leen toll nañ ci juróom-ñett fukk ak ñett ñoo xamante ne daanaka liñ doon def moom tere nañ leen ko bokk na ci Académie nationale de la langue espagnole bi nga xamante ne bokk na ci ONG yi gën a mag li ni mel nag ñu ne boo gisee ñu jël bi la dogal dafa fekk ne ni ñuy doxali dëppwul ak législation ba nga xamante ne moo fa nekk ñu wax ci fitna bi ñu nemeeku diggante Ukraine ak Russie jamono ji nag dëkk wala sax gox yi ñuy woowe centre Severodonetsk di dëkk bi nga xamante ne moo gën a mag ci Donbass jamono ji daanaka nee na troupe russe yi teg nañ fa loxo bu baax a baax moo ne
waa Ukraine ñu ngi def kem kattan ngir jàmmarloo ak moom waaye daal dañu jàpp ne fii ak waxtu yu néew boo moyul dëkk boobee dina daanu ci loxoy troupe Russie. ci République démocratique du Congo beneen fitna moo dox seen diggante ak Rwanda ba tax na jamono ji njiitu réew mi Macky Sall mu ngi ciy dox ay tànk jéego moom ak président bu Angola. loolu nag gannaaw rek bu waa Kigali dañ leen di tuumaal ne rek dañuy jàppale ñi nga xamante ne mooy mouvement rebelle boobu de M23 ñu ne nag ambassadeur bu Rwanda sax dañ ko wóolu woon rek ngir déglu ko ci loolu la mbir ñu ne nag ki nga xamante ne mooy ministre Eva Bazaiba moo ko dalal waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy taxawaayu réewam ci boobu la mbir soxna naata ñu jeexale ko capitaine Mbaye Dièye moom nga xam ne atum 1994 dafa taxawoon taxawaay bu mucc ayib fi nga xamante ne rek mooy Rwanda gannaaw ba mu defoon ay jéego ngi sauver fa ay doomu aadama yu bëri ban moom nag laata bu ñàkk bakkanam ni nga xamante ne nag mooy waa réewu Rwanda boole ci ak ambassade ba fa nekk ak it ambassade bu Sénégal ak itam bureau des Nations Unies tama ñëw ngir amal li nga xamante ne mooy ab cérémonie ngir delloo ko njukkal loolu rek di firndeel taxawaay bi doomu Sénégal amoon rek ngir fexe ba jàmm mën a am foofee ca Rwanda atum 1994 la woon soxna naata. jërëjëf merci beaucoup Ibou Diouf ci kanam incha allah di ngeen am entretien exclusif bi ñu def ak kii di Boubacar Ba moom mooy frère Mamadou Lamine Ba di footballeur sénégalais ba ñu tëj fële ci Roumanie ci kanam tuuti lay doon léegi dañuy jàll ci un jour au Sénégal un jour dans le monde.